yàqu yi dina ku yàq dëgg la man li may laaj. suñu jógee Guédiawaye ak Ahmed Aïdara dañuy dem Air Sénégal xam ngeen Air Sénégal benn compagnie la boo xamante ni récemment lañ ko indi ay avion am di daw partout ci àdduna bi commencé woon nañu France commencé Amérique commencé Washington commencé aussi sur cette région bi jàppale ni que jamono ji ñu toll Air Sénégal dafa nekk ci catastrophe financier maanaam suñu sàgganee daal compagnie boobu di Air Sénégal dina suux maanaam juddoogul sax mi ngi waaj a suux lu ko waral nag muy catastrophe financier boo xamante ni ràññee nañ ko ci Air Sénégal suñu sukkandikoo ci compagnie aérienne sénégalaise boobu nga xamante ni dafa nekk ci booru gouffre. En effet, outre ces retards, la situation financière de Air Sénégal serait catastrophique. C'est du moins ce qu'on informe ici à Dakar Matin. Madame Dakar Matin moo ñu ko xamal muy kii di Air Sénégal dafa endetté wu maanaam ay bor yu bare la yor jamono ji ñuy wax ak yéen mi ngi yoral lu toll ci 22 milliards aéroport bi di AIBD 2AS ak LAS. suñu sukkandikoo ba tey ci Dakar Matin mi ngi xamal ni que moitié bor boobu yëpp suñu sukkandikoo ci 13 milliards de francs CFA yi nga xamante ni war na ko fay kii di aéroport Blaise Diagne bi di AIBD sa ki chargé recouvrement compagnie bi aérienne bi am na ay redevance de développement des infrastructures aéroportuaires ñu tuddee ko RDIA moom ba tey suñu sukkandikoo pour rappel Air Sénégal a pour la plupart des cas fait l'objet de critiques en termes des ponctualité et ce malgré les efforts colossaux consentis par l'État du Sénégal. Aujourd'hui, VIP People mi ngi leen di xamal ni que compagnie aérienne boobu di Air Sénégal risque tout simplement de mettre clé sous les paillasson jamono ji daal jàppale ni que daal kii di Air Sénégal mi ngi ci ay jafe-jafe yu métti ginnaaw bi ñu constaté ay retard yoo xamante ni yu bare am na ko parfois da ngay gis nga war a jël sa vol mu am retard nga war a fanaan ci aéroport bi jamono jëlee ñi nekkoon Italie bloqué woon nañu foofu ñu rendre ci compte guinéens yi nga xamante ni waroon nañ jël vol bi fii war a dem Guinée ñu bloqué leen ci aéroport bi lu mat 48 heures jamono ji lii di Air Sénégal dafa yoreel bor kii nga xamante ni mooy aéroport bi yoreel société 2AS ak beneen société bi ñuy naan foofu LAS ñu ngi leen yoreel xaalis boo xamante ni suñ ko xaymaa dina toll ci 22 milliards mais loolu yëpp 13 milliards yi ñu ngi ko war a fay kii di aéroport bi di AIBD la ca des nag moom la war a fay 2AS ak LAS ba tey suñu sukkandikoo ci kii nga xamante ni moom moo yor chargé recouvrement ci compagnie aérienne boobu di redevance ak développement moom it mi ngi xamal infrastructure aéroportuaire problème yooyu lañ jafanteel malgré état du Sénégal moyens yu mu jël yëkkati ko jox leen ko pour ñu mën a développer tey su ngeen xoolee tey caisse de dépôt et de consignation bii nga xamante ni élection su amee foofu ngay déposer sa caution ñoom it actionnaire lañ ci biir jël nañu alal bu bari def ko ci tey lan moo war a tax tey Air Sénégal war a am ay problème donc je crois que war nañu ubbi enquête ndaxte vol yi ñi ngi dem retard yi mi ngi am te bu suñu indemniser kenn contrairement à Air France bi nga xamante ni tey su amee retard déjà dinañ la prévenir à l'avance ba neppi dinañ la indemniser tey nga jënd sa billet d'avion war am benn rendez-vous d'affaires boo xamante ni contrat bu mag la nga jël sa billet war a egg tey Paris à 8 heures du matin ñun la vol bi dafa tardé ginnaaw suba ngay dem wala midi ngay egg alors que ki nga amaloon contrat dem na yoonam tey perte noonu la ñu ay nit xaalis bu bëre donc je crois que loolu war nañ ci jóg bañ doon xeex Sénégal amul compagnie bañ leen joxee compagnie mais problème mu gestion la ñu am ndaxte tey waruñu woon toll fii ba nga xamante ni ñu jël milliard bu bëre def ko ci benn compagnie aérienne muy Air Sénégal Sénégal di tiitaroo li ko tey am nañu avion boo xamante ni mën nañ leen demal da ngeen di fàttali ko ay jamono ñu ngi doon tooñ Sénégal amuñu sax seen compagnie bopp ba ñuy naan Éthiopie sax bi gën a dee am na Ethiopian Airlines mais Sénégal amu ko mais bañ leen ko joxee tey gestion bi demeewul noonu ginnaaw bañ leen ko joxee matagul ñetti at tey ñu ngi toll ci ay bor yoo xamante ni mi ngi toll ci 22 milliards te ku nekk xam na ni avion du xaar kenn xam na ni avion bi tey buntu bi soo ko tegoon nga taxaw ci buntu bi avion bi war a décoller duñ la xaar kon yow ñoom suñu tardé duñ la indemniser duñ la def dara loolu tamit war nañ ci xoolaat ci compagnie aérienne yi képp koo xamante ni yaa ngi voyage di jël avion amul benn yoon bi ngay tardé 1 minute avion bi taxaw di la xaar te yow avion bi mën la tardel ay jours ay bés te duñ la indemniser duñ la wax fii ngay toog duñ la wax fee ngay taxaw en tout cas muy benn danger boo xamante ni daal mi ngi gete kii di compagnie Air Sénégal suñu sàggane ci tëj la jëm. la ngeen yor dëgg la ku siiw yéen a ku siiwal dëgg la ku yàqu yéen a ku yàq dëgg la man li may laaj. suñu jógee ci Air Sénégal dañuy dellu fële ca affaire passeport diplomatique yi nga xamante ni ñaari député yooyu di Mamadou Sall ak Boubacar Biaye tuddoon nañ ci seen tur ba yoon tegoon leen loxo ñu nekk jamono ji may wax ak yéen sous mandat de dépôt ku ci nekk ci ñoom nag demandé woon na liberté provisoire mais ginnaaw loolu dañu rejeté woon liberté provisoire yooyu ndaxte ñaari député yooyu bu leen fàtte amoon na ay jamono coow li bare woon fi trop lëmbee dëkk bi ki ñu naan Alaaji Jaaji Condé bañ ko jàppee woon si la ñu fekkoon ay faux certificat de mariage yi nga xamante ni turu ñaari député yooyu
yooyu ñu ngi ci woon muy kii di Boubacar Biaye ak Mamadou Sall ay extrait de naissance muy ay faux yoo xamante ni ñoom dañ doon utiliser seen passeport diplomatique maanaam di utiliser ay jigéen di def ak ñoom ay faux certificat de mariage uniquement pour déposer leen ay visa ci ambassade yi xam ngeen ni député moom su bindee lettre consul bi ne ko sama jabar dama war a tukkee ak moom dama am mission wala dañu war a dem fële consul bi da koy may visa alors que ñooñu duñu woon seen jabar bi ñu jàppee woon nag Alaaji Jaaji Condé maanaam ci ñu porté woon plainte ay jigéen yu joxe woon seen xaalis lu toll ci 4,5 millions ak 4 millions ñi tuddoon ci turu ñaari député yooyu bi ñu levé seen immunité parlementaire ginnaaw yéexoon na soulevé woon na coow lu bare ginnaaw loolu bi leen juge dégloo da leen placé woon sous mandat de dépôt ginnaaw loolu nag seen avocat yi ñu ngi doon demandé liberté provisoire boobu ba tey taxawuñu woon mais jàppale ni que jamono jii may wax ak yéen le 17 mars bi la ñuy fixé seen sort ku ci nekk si lay xam fan la féete maanaam muy jugement bi foofu lañ koy délibéré ba tey su ma leen dellu ci bi ñu taxawee foofu kii di député boobu di Boubacar Biaye ak Mamadou Sall ñu cité woon leen ci affaire trafic de passeport diplomatique seen sort dinañ ko fixé le 17 mars bii ñu jëm suñu sukkandikoo ci VIP People ils feront face au juge avec les co-accusés Sadio Danso, l'homme d'affaires El Hadji Djadji Condé. Ainsi promet on sera une mince affaire pour les députés puisqu'il leur faudra de sérieux arguments pour se tirer des griffes du juge ou plutôt du parquet. Aussi, c'est mis en cause risque gros si les chefs d'inculpation visés par le parquet sont retenus par le tribunal. À noter que Biaye et compagnie sont poursuivis pour association de malfaiteurs, escroquerie, blanchiment de capitaux, faux et usage de faux sur des documents administratifs et faux en écriture publique authentique. muy loo xamante ni daal jàppale ni que daal le 17 mars le député bii di Boubacar Biaye ak Mamadou Sall di jàkkaarloog juge bi mais nag seen co-détenu yooyu nga xamante ni kenn ki mooy Alaaji Jaaji Condé ki ñuy njëkk a jàpp ak Sadio Dansokho muy homme d'affaires boobu dañuy jàkkaarloog juge bi nañu jàpp ni que daal am nañu un gros affaire à tirer ndaxte liñ leen di ci jiiñ di leen ko tuumaal li tax ñi def leen sous mandat de dépôt du dara lu dul association de malfaiteurs escroquerie blanchiment de capitaux faux et usage de faux ci ay documents administratif yoo xamante ni dañuy jël ay faux écriture publique yoo xamante ni dafa authentifié loolu leen di tuumal ginnaaw nag charge yooyu yëpp suñu firndeel ni ko ñoom ñoo ko def nañuy jàpp ne que daal caabi dina leen féetee ginnaaw su dee nag loolu yëpp defuñu ko dinañu recouvrir la liberté en tout cas mooy ni ma ko waxee woon rek ay nit ñooy tox benn cornet yamba ñu jàpp leen tëj leen ci kaso bi 5 ans 2 ans wala 6 ans duñ fa jógee ba pare ñu soog a leen jugé ñu xëy suba génne leen ñu ne acquitté na leen donc nag amul député la amul Benno Bokk Yaakaar laa bokk amul parti au pouvoir laa bokk ñun ñëpp ñoo yem ci loi bi kenn amul nul n'est au-dessus de la loi amul kenn ku supérieur loi bi amul pouvoir bu la ko mën may justice nag dafa indépendante parce que bañ nañ ko ba Sénégal ñetti pouvoir moo fi am pouvoir exécutif président de la république moom doole boobu moom dayoo jooju mi ngi jël ay décret di nommer ministre bu ko neex di nommer directeur de service bu ko neex chaque conseil des ministres ku ko neex mu changé droit moo ko may constitution moo ko may pouvoir judiciaire moo am muy justice donc dañu indépendant dépendre ñu ci ma Samba dépendre ñu ci ma Demba ci ay textes ak ay lois la ñu dépendre yoo xamante ni dañ ko voté par assemblée nationale dafa am yoo xamante ni fii lañ ko fekk donc muy ay daan lépp loo xamante ni jëm na ci faux usage de faux yoon daf ko condamné rawatina escroquerie yoon daf ko condamné rawatina blanchiment de capitaux yoon daf ko condamné rawatina faux en écriture ci ay papiers administratifs authentifiés yoon daf ko condamné kon lu ñu bëgg li Sénégalais yëpp di xaar que justice soit faite ñëpp bëgg a ubbi seen bët toog di xaar ndaxte preuve yi accablant bi enquête bi demee génnee nañ ko fekk nañu kat El Hadji Djadji Condé ay faux certificat de mariage yoo xamante ni turu ñaari député yooyu ñoom ñoo ci nekk génnee nañ fa ay faux photocopie passeport ñaari député yooyu muy ay passeport diplomatique nga xamante ni tey état du Sénégal moo koy joxe ministère des affaires étrangères moo la koy joxe ci signature président de la république fekk nañ fa ay faux extrait de naissance ban état civil lañ ko defee donc bu mu yem ci ñooñu ana état civil yoo xamante ni ñoom ñoo defar faux certificat de mariage yooyu ñooñu dañ leen war a teg loxo ñi defar faux certificat de naissance yooyu dañ leen war a teg loxo ndaxte jël ay guinéen indi leen Sénégal defal leen ay faux papier bëgg leen def ay sénégalais ñu mën ci am carte d'identité mën ci dem fu nekk je crois que loolu ay délits yu mag la ginnaaw loolu nag gis nañu seen avocat génn di leen blanchir nee nañu defuñu dara avocat nag wax dëgg yàlla munoo am client mu jël la fay la xaalis pour nga défendre ko mu génn nga taxaw nga ne sa client def na dara kon jàppale ni ko loolu waxu avocat la bañ nañ ko balaa procès bi di am balaa ñuy jàkkaarloog juge le 17 mars
commencé nañu seen campagne comme ni ñu koy defee campagne médiatique am nay avocats yoo xamante ni dañu am seen ay presse bopp am nay avocats yoo xamante dañu am seen ay journalistes bopp lépp lu xew rek dañuy woo seen journalistes yooyu bind leen lii pour dugal loolu ci boppu askan bi de ce fait que juge bi jour jugement bi suñu rendre verdict bi askan bi xam ne lépp di la demee li ñu bëgg mooy Sénégal yeewu nañu nee naa leen journal People ba mu ñëwee ba tey mensonge mës dafa dañ ci Sénégal journal People ba mu ñëwee ba tey yu bëri dafa jógee Sénégal tey xam nañu lan ngeen di jouer dañ leen inculper ni ñu inculper seen morom ñi ngi ñaan na justice def liggéeyam bu mu xool ma Samba bu mu xool ma Demba na jàpp ni que Boubacar Biaye ab sénégalais la Mamadou Sall ab sénégalais la Sadia Dansokho ab sénégalais la Alaaji Jaaji Condé ab guinéen la xaw ma mais def na délit ndaxte moom lañ njëkk a jàpp nañu xool ni que Modou Ndiaye bi tëdd chambre 10 nañu xool Ismaïla Sarr bi tëdd chambre 9 nañu xool ki tëdd Camp Pénal nañu xool ki tëdd Cap Manuel nañu xool ki ñi ramasse nañu xool ki nga xamante ni ci dispute bu ndaw lañ ko jàppee nañu xool ki nga xamante ni dafa xëy suba rek nit jóg jiiñ ko ne ko yaa ma violé te amaguñu ci preuve procureur wala juge demandé nañu ubbi enquête te enquête bi amaguñu ci dara nañu xool ñooñu Boubacar Biaye gënu leen ci Sénégal Mamadou Sall gënu leen ci Sénégal ay sénégalais lañu comme ñëpp donc tey délit bi ñuy def le sénégalais lambda nañ ko wane tey ci ñii nga xamante ni ñoom it jàpp nañ leen nous réclamons que justice soit faite sénégalais yi ñu ngi ubbi seen bët bi dossier bi tàmbalee nee naa leen du ma ko bàyyi parce que injustice laay défendre injustice du ma ko nangu lenn moo tax ma toog fi muy défendre la vérité muy dëgg te kenn moo tax ma koy défendre du ma Samba du ma Demba du Paate du Seen yàlla suñu borom moom mi moom dëgg tànn dëgg sama wasila di Serigne Saliou ba mu amee fukki at ak ñett téye sama loxo nee na ma yoonu dëgg saa yoo fa nekkee nekk fa sax fa bu la milliard jaral nga wàcc yoonu dëgg boobu sa tur nag dina bare coow di nga déggul nag mais saxul si yoonu dëgg boobu di nga xam ne yàlla rek moom dëgg looloo tax may wax ni may waxee nii kon on réclame que justice soit faite le 17 mars la ñaari député yooyu di jàkkaarloog juge avocats yi commencé nañu def seen campagne de médiation dugg ci presse bi di wax nangam yow ki la fay xaalis ne la défendre ma sañ nga dem taxaw ci presse nga ne sama client bi de moo def dañ ko war a tëj loolu waxi dof la donc nañu jàpp ne avocats yi mënooguñu def procès bi alors que jàkkaarloo ñu ko juge procès bi nag du ci presse bi procès bi du ci ay sit yi ñëw taxaw tàllal la micro nga wax li la neex donc nañu def dëgg ñoom avocats yi dañoo jàng droit am seen diplôme waat sol robe bi ngelawaay nañu respecté loi boobu bu leen alalu àdduna jaral yenn yi ñu jàpp yenn nit di leen génnee ci bitti alors que def nañu njombe yu rëy koo xamante ni deful dara ñu bàyyi ko ci kaso bi nañu delluwaat seen xel ci loolu ndaxte gis nañu kaso yi nu mu mel muy Rëbës di Camp Pénal di Cap Manuel di Sébikotane foo dem ci Sénégal kaso yi seen dëkkin métti na kon je voudrais ñu ngi ñaan justice surtout le ministre de la justice ñu ngi lay lancer benn appel sénégalais yëpp ñu ngi bàyyi xel dossier boobu ginnaaw dossier Kilifeu ak Simon bi mu ma amee woon nañ ci waxee woon noonu la ñuy waxee ci ñaari député yooyu muy sooru ñaari député yooyu di Mamadou Sall ak Boubacar Biaye di ñaari député yooyu nga xam te ne cité woon nañ seen tur ci affaire faux passeport diplomatique nga xamaat yi encore passeport diplomatique du passeport ordinaire du passeport de service maanaam crédibilité état du Sénégal la tey état du Sénégal jàppale ni que président Macky Sall mooy président de l'Union africaine. Le président Macky Sall est le président de l'Union africaine donc kuy digle sangaay da nga koy tàmbale ci sa dëkk kon je crois que tey waree nañu wone un bon exemple ëllëg ci biir njuuj njaaj boobu su amee ci beneen dëkku africaine est-ce que tey suñu président dina dem mën ko régler est-ce que presse boobu lu ñu taxaw ñu ne bërki démb seen ay député nangam nii ak nii en tout cas nous demandons que justice soit faite ñoom suñu nekkee ci dëgg ñu libéré leen ñu doxi seen soxla su dee nekkuñu si dëgg la ñu teg ñooñu lu ñu def nekk ca kaso ba ñu teg leen loolu mu doon dossier Mamadou Sall Boubacar Biaye di ñaari député yooyu ñu tudd ci affaire passeport diplomatique yooyu seen sort dinañ ko xam incha allah le 17 mars.